jërë ngeen jëf mbokk yi rafetlu nañu baax a baax ànd ak télévision Futur Média dal leen ak jàmm ci jotaayu xibaar yi li ci gën a fës wala boog lañ koy dooree bokk na ci juróom benn aadama yi nga xam ne nag ñoom ñoo faatu ci accident bi nga xam ne nag moom moo am fa tolloog lak Tanma jege loolu fa nga xam ne nag moom moo di Thiaye xam ngeen ne ca commune bu Diender la nekk benn kaar Ndiaga Ndiaye moom moo daal di dal ci aw camion frigorifique lu ni mel itam moom moo tax ji ju ni mel daal di am ba mu amee ba noppi suñu ay ndaw Cheikh Anta Diop ak Selati doxantu woon nañ ca barab boobee ngir amal aw reportage ñu seetaan. accident bi metti lool juróom benn nit ñoo ci ñàkk seeni bakkan ak ñu ci am ay gaañu yu méttee métti di ab Ndiaga Ndiaye yaboon nag ay lujum DL 75 79C mbëkkante yi ak benn camion frigorifique AA 795 GJ sapeur pompier bi ñu ñëwee ci bërëb bi def nañu lu toll ci ñaari waxtu ngir dindi chauffeur bi nga xamante ne dafa coincé woon ci biir camion frigorifique bi. chauffeur frigo bi mi ngi si biir ba léegi nii mënagul a génn bi accident bi amee sur le coup la dee te am na si xale boo xamante ni tey yaayam dee na si biir ndox mi leen ko génne si biir lag bi te xale boobu tey moins de 1 an la am. car bi horaire la booy bi ngi dëkk Kër Mbir benn frigo bi ngi jóge nii mais xam naa nag am na ku jàpp infraction moom waaye danoo jàkkaarloo kon bu jàkkaarloo kenn nelaw na wala kenn bàyyi voie am ñoo fekk si morom. tax na chauffeur si nga xamante ne nag ñoom ñoo nekk fii ci ñoom ñëpp wax na accident yi de bari na lool ci gox bi waaye dara warula ko lu dul càggante. nañu def ay doo daan ci tali bi dégg nga te chauffeur tamit teggi seen tànk di daw ndànk parce que lii bu fekkoonte ni si chauffeur camion bi pënum tojee bu fekkoonte ni si maanaam defoon effort kon mën na am lii du am ñi ci dee ay doomi jàmbur lañu métti na bu foofu métti am. accident bi nag bi mu amee nag ci xàll wi daanaka askan wi ñu bëri jóge woon nañ Kër Mbir Ndaw Thiaye jàpp Mbijëm ba Jandeer dikkoon ngir jàppale ñi nga xamante ne am nañ ci ay gaañu yu métti nee nañu accident day faral di am fii waaye amuñu benn caserne sapeur pompier ñi ngi sàkku nag ci nguur gi mu tabaxal leen ko. Cheikh Anta yeneen di jàmmarloo yoo xamante ni nag bi yoon ci lu ñeel langue politique bi la ñu ko nemmeeku rawatina campagne électorale bi jàppale nag yenn ci ay ñooñ yu Ousmane Sonko wala bokk caravane bu Ousmane Sonko yenn ci ay ndaw ak itam nervi yu Benno Bokk Yaakaar yoo xamante ni ka leen mobilisé itam bokk na ci jiit bu bokk moomeel Bafa moo waral lu ni mel ñenn ci doomi aadama yoo xamante ni nag am nañ ay gaañu ñu bëri itam ñu daal di leen di teg yoxo gendarmerie Bafa daal di amal lu ni mel ca diwaan bu Ourossogui ak ko wër la xewee Ali Bandel Niang moo fa toogal télévision Futur Média. guddi gu yàgg lool ci dëkk buy Ourossogui maire bi di Moussa Bokar Thiam moo njëkk a génn ànd ak ay ndaw yu bare wane yéene gi mu amee ngir kon baare yoon bi caravane bi nga xamante ni Ousmane Sonko moo ko jiite donte guddi woon na lool waaye militant wu Yewwi Askan Wi ñu ngi woon ci boy dugg Ourossogui doon teeru seen gan yi ba ñu yeggee ba ci Carrefour Ourossogui ndaw yi commencé leen sànni xeer waaye ñi yore karange caravane bi ñoom laam-laame wuñu benn woon nde dañoo naaw ci seen ay oto dem wutali ndaw yi ñu repoussé leen ba ñu daal di jege kër maire Ourossogui noonu lay kon la cortège bi daal di jot jàll ba ñu yegg ci bërëb bi ñu jàppoon ngir amal seen prise de parole la waaye nag bu fekkente ni lambaay mujjewul ñaaw dafa fekk ni takk der yi maanaam élément gendarmerie yi dañoo teel a jóg teel a fagaru itam ndaxte ay grenade lacrymogène la ñu daal di sànni disperser manifestants yi waaye itam taxaw ci diggante manifestants yi ak caravane Ousmane Sonko ci waxtu bi nga xamante ni gars yi ñoo ngi doon jël kaddu takk der yi kon daal di balaye foofu yëpp ba sax daal di teg loxo ñetti si manifestant yi def intervention bi nga xam ne observateur yo na fekkee woon mbir ya rafetlu nañ ko londe bu dul woon takk der yooyu lay lambaay dina ñaaw bi ñu yeewoo Ousmane Sonko waroon wutali Linguère waaye caravane bi mu yeggee ba tollool kër maître Moussa Bokar Thiam yeneen jàmmarloo tàmbali ay xeer jaasi paaka lu ne génn na ba mu jur ay gaañu yu bëri rawatina nag ci këru maître Moussa Bokar Thiam bi nga xam ni joor nañ ko xeer ba mu fees dell xanaa kon takk der yi defaat seen mënin daal di intervenir bi la yoon itam ñu daal di envoyé bombe lacrymogène ba saxaar si ñuul kuk pour que gaañ yi mën a tas ci seen biir opération yooyu la nag ki nga xamante ni moo jiite escadron d'intervention bu Thiambé moo ko doon diriger ci kanamu commandant compagnie gendarmerie bu diwaanu Matam. diwaan bu Matam fii ci réew bu Sénégal itam barki démb nemmeeku ngeen taw bu mitti bu mel ni bu tay bi nga xam ne wàcc na fi rawatina ci Ndakaaru tax na itam pont de l'émergence daal di fàcc jëwriñ ji nga xam ne itam moom la ñu dénk wàllu dem ak dikk fii ci mim réew moom Mansour Faye daal nay indi ay leeral ci wàll wi ci defaruk boobule pont leneen ñu jotto itam bokk na rek ci ñi nga xam ne ñoom ñoo féete ci kujje gi ci jamono yi nga xam ne dañuy amal campagne électorale yi bu lu mel ni amee dañ ciy amal aw prox ndol lu ñu teewlu ay kàddu Mansour Faye ci micro Habib Faye. Et dans ces travaux dafa am benn ngandim conduite boo xam ne dañ ko jaarloon foofu ci wetu pont
war a dem je pense si mes souvenirs sont exacts sur le bassin bu nekk à côté donc ba ñu jàllee conduite boobu ba pare ñu fermer le trou provisoirement ça les travaux n'étaient pas terminés dañu fermer le trou provisoirement pour permettre oto yi jaar malheureusement avec les fortes pluies mu créer ay cavitation loolu moo indi télé bi rës ci côté boobu mais tey jii bu ngeen fa demee di ngeen gis le travail a été fait vraiment d'une manière extraordinaire alors loolu nag pour inondation luñ ci mën a def mooy fagaru parce que yàlla rek moo xam nu muy ubbee ay robinet moo ko xam. lu ñeel wàllu inondation ak itam assainissement jàppale ni itam sonal na loolu askan wi nga xam ne ñoom ñooy yeewoo ca diwaan bu Scat Urbam tax na itam notable ya fa xëy amal aw janoo ak ñi nga xam ne nag ñoom ñoo di way taskatu xibaar yi lañ ca jublu itam bokk na aw ndimbal boo xamante ni day bàyyeekoo ci gouvernement bu Sénégal mu ñeel jagi-jagalaat foofee nga xam ne fa la ñuy yeewoo ñu teewlu ki nga xam ne nag moom moo di seen ak njiit imam Seybatou Mbaye lay wuyoo àdduna jëbale ci micro Yaya Diallo ak itam Maymouna Ndiaye. nga xam ni mooy canal bi jóge unité 9 ñu ngi leen koy wax léegi. ñi nga xam ne ñoom ñoo dëkkee ci Scat Urbam ñu jégalu bu baax a baax bu fekkee élément boobee yemb na ñu baax ko mbokk téléspectateurs yi xam ngeen ne lépp lu ñeel wàllu mbënd mi moom moo leen sonal ñu teewlu. doo foo jaar da ngay jóge sa kër ne ndox mi de dafa bal kon mënuma julli ji te effectivement parce que amuloo foo jaar boo jaaree ci biir ndox mi ndox mu salte la. kon nag vraiment lieu de culte bi nga xamante ne moom la ñu am muy juma Scat Urbam wax dëgg yàlla nañu ci dimbali au moins juma ji mu ñoŋ kon nag su ko defee raccordement yi def nañu ko ba mu toll fii ci benn hauteur war a traverser tali bi pour dem mais lan moo indi lenteur boobu li ahit mbedd yi noo xamante dañ ko war a pavé wala ne mais waaye nag lu ne këtt na jot na rek moo fay ab moom la ñuy war a saafara autorités yi képp ku war a yëg rek yëg nga lenteur bi nag la ñu xamul lan la lenteur bi la ñu xamul lan la mais képp ku ñu war a toogal ku ñu war a bokkal jataay dem nañu ci yow bind nañu la adresse nañu ay correspondance ay réunion maintes fois ak ñoom Ageroute Fusdorol Onazo ñoom ñëpp mairie bi aussi la même chose mais daal parfois dafa mel dañ lay desal ginnaaw te si gox bi la ñu bokk aussi te ci gox bi la ñu bokk nañ ñu jox aussi suñuy àq waaw nañ ñu jox suñuy àq nañ ñu gestu impôt taxes yi jërëjëf kenn xamul nu mu toll kon nag kuy def loolu di contribuer mooy nañ ko bàyyi xel nañ ko gestu ñi jeex tegu ci xàll wi bokk na ci ñi ko bokk mu di taximaan yi ak itam ñi nga xam ne ñoom ñooy dawal ñaari roue maanaam Jakarta ak itam yeneen yu ñuy xeetoo yenn saa yi dañuy faral di ñàkk déggoo ci seen biir tax na itam li nga xam ne moom moo di génnuk àddina taximaan boobee nag te Jakartamaan bi daal di koy yóbbee lu di mel suñu ay ndaw itam xëy nañu wàccaat ci mbedd bi waaye jàppale ne nag ñoom ñaar ku ci nekk yaa ngi koy jiñ sa morom Fatima Touré ak Pape Sangone Mbaye ñoo janoo woon ak moom baat ak tontu dox na seen ak diggante ñu teewlu. seen nekkin ci tali bi neexul dara doo toog benn ayu bés di déggoo ni taximan wala sax jakartaman jàppante nañu bi ci mujj moo di taximan bii nga xam ni dafa ñàkk bakkanam gannaaw ba mu jàppanteek ki nga xam ne nag ab cag-cag la doon nag situation boo xam ni dafa rek samp ab laaj ku nekk bëgg xam ana lan moo xew ba yenn comportement yi ci kaw tali bi taximan wala jakartaman ku ci nekk rek di duut baaraamu tuuma moromam. taximan des fois bu gisee benn càq-càq surtout jakarta day siis comme si jakarta moo yoroo wërsëgam alors que du jakarta yàlla moo yoroo wërsëg yëpp. non du 15 ou 6 xam nga jakarta liy problème mooy xam nga tali moom ku ne li nga war a jël ngay jël waaye maam si wàllum dawal mi quoi na ba du tax sax deux roues yëpp dawal moom daw tege jour rek amul problème. mais li moon nga jël dëggul foofu dugul wala doublé boobu day waroo baa doublé naan cag-cag yi rek ku ma ci jekku du ma la may xam nga loolu même bu fekkee sax tayoo ko woon sax da nga ko doon wax pour client bi di xub heureusement ci yoon bi bu la ci dara daloon ci moto rek automatiquement client bi si kanam mën na ni kii moo ko tay même bu ko waxul ñëpp dégg ko ci xolam daal moo ko tay parce que waxoon na ko avant tout. comportement yooyu nag su wëyee dina indi ay jafe-jafe yu bëri surtout nag seen nekkin ci tali bi. loolee nag moo waral ñu war a changer seeni comportement. ñu gën a yaatal seen xol yi rek te xam ne mënuñoo lekk li seen wërsëg cag-cag maa ni ñu bañ di topp taximaan yi ñoom seen di siisu naan dañ ñoo siis ba mu ëpp quoi waaw li may wax rek ñun Sénégal ñoo ko bokk réew mi moo toll boo xam dafa laaj instant bi nii waxuma la liñ door ci ay cag-cag doyul pour le moment. kon dañoo war a seq jàmm
te àddina sur réew mi jàmm rek ko mën a doxal nan yéeneente jàmm bu xool yi àndoo mànkoo nekk benn jàmm rek la ñuy am jàmm donc waaye bu ñu yéeneentee ay bu ñu ñëwee ma koñalaak ma def la néeg man fu ma la seen nga nekk ci ruq dama lay wax ñëwal lem sama seetu ne la jàllal ndax la ma yéene sama doom yi ca kër ga ñoom laa leen yéene. li ci ëpp nag concurrence defante wala sax waxante mooy indi yenn jéye yi ci tali bi loolee nag moo tax yenn responsabilité yi ku ci nekk war koo jël ngir rek ñu daal di éviter yenn jéye yi nga xam ni ñu ngi koy nemmeeku ci tali bi saa su ne. aywa Fatima ñu àddu ci leneen mu ñeel njàng mi ak njàngale mi fii ci réew bu Sénégal xam ngeen ne yenn ci épreuve mu ñeel premier tour bi bu baccalauréat général daal nay commencé génn boobu ak léegi te itam daañu leen xamleeg benn ndaw loo xamante ni nag aw élève la muy wuyoo ci turu Khady Ndiaye élève ci lycée docteur Daouda Sow diwaan bu Daara Jolof moom itam am lijaasaam bu njëkk woo xamante ni dina ko mën a tax mu soobu ci njàng mu kawe mi ak mention très bien ci li nga xam ne nag moom moo di série S2 moom itam am loo xamante ni daal dina koy mébét ci dundam rawatina lépp lu soxal wàllu njàng mi ak njàngale mi waajuram itam ñu ngi sàkku aw bourse woo xamante ni dina mën a tax mu daal di jàngi dellu siwaat ci réew mi ngir daal di motal li nga xam ne moom moo di aw yéeneem suñu ay ndaw ca diwaan bu Linguère Mamadou Moustapha Ndiaye ak itam ki nga xam ne moom moo di Sidi Thiam ñoo ñuy amal aw portrait ñu seetaan. juddu ci atum 2001 fii si Daara Jolof Khady Ndiaye lay wuyoo mention très bien la am ci baccalauréat général 2022 bii moom mii nag jàlloon daaw deuxième tour bàyyi woon ko fa. waaw daaw dama demoon deuxième tour mais finalement mujj ma ko def. parce que dama xamoon sama niveau et que dama xamoon ni que aussi man waroon naa def lu gën loolu noonu ak xool sama carrière ak li ma def ba toll fii nii ma xam ne que mën naa def lu gën résultat yooyu noonu moo tax ma bàyyi woon ma xaar ba année prochaine biñ ma joxee résultat yi dama kontaan ma sant yàlla sama famille yëpp kontaan ak samay mbokk. ñu fekk ko ca quartier Ngom Khady Ndiaye di ko gëm boppam lool mu bëgg yokk xam-xamam ngir nekk ab ingénieur bu xarañ muy lum yàgg bëgg ba muy tuut tànk ba tey. dafa nekk loo xamante ni dama ko yàgg rêvé depuis bi ma nekkee xale. dafa nekk si loo xamante ni dama ko yàgg bëgg et que damay gis fii yenn personnalité ñoo ma inspiré ñoo xamante ni ay ingénieur la et que loolu daal moo tax ma bëgg ko. maa ngi sant suñu sama professeur yi nga xamante ni ñoo ma doon jàngal. man daanaka sax ñoom dañu comprendre woon sama situation ba dañ ma doon woo di ma encadrer gratuitement te duma leen doon fay dara. ay way juróom bég ci moom lool ñuy tàllal seeni yoxo kilifay réew mi ñu may ko ab bourse ngir mu mën a dem fële ca bitim réew ngir yeggale fa am njàngam. vraiment kontaan nañ ci bu baax a baax di la wax comme li ma la waxoon sànq rek Khady daal doom la joo xam ne ji vraiment da fu mu toll leen koy ñaanal yàlla parce que moom am na yar am na teggin am na diine kilifa yi de ku mën a jàppale pour mu mën a dem jàngi fay la bitim réew fay la alhamdulilah loolu bëgg nañ ko. Khady Ndiaye moom di ñaan état bu Sénégal mu gestu daara yi rawatina lycée docteur Daouda Sow bi mu génnee. mbokk yi yéen a ngi koy déglu sànq suñu jotaayu xibaar yi jàppale ne nag ni ki tey ji ci suba ci njël aw cong woo xamante ni nag moom la ñu nemmeeku ca diwaan bu Mali fu ñu naan Kati foofee xam ngeen ne nag président bi bokk na fa muy yeewoo mel ni itam ñi nga xam ne ñoom ñoo def cong loolee nag ñi siq armée malienne bi tam yenn ci ay dogal yoo xamante ni jël nañu ko waaye jàppale ne fii ci réew bi directeur bu institut bu Tombouctou itam moom Bakary Samb daal na ci indi aw njàngat bu yaa la mu xamle mu di askan wa nees tuut ñu loof ci lépp lu ñeel wàllu koom ginnaaw baat ak tontu woo xamante ni séq na ko Fatou Bintou Konté ak Pape Sangone Mbaye ñu teewlu. suba ci côté 5 heures du matin fee ca Mali dañoo yeew ak ay cong camp bi nga xam ne moom la ñuy wax camp Soundiata Keita nekk ci ville garnison de Kati moom la ñu déggee ay cong yooyee te nag ci biir camp boobu le président de la transition le colonel Assimi Keita dëkk mu di attaque boo xam ne bu ñu dégloo kii di directeur régional Timbuktu Institut li muy wundu bari na lool. Kati li mu jëmmal dafa bari mooy 3e région militaire nekk le cœur stratégique bu Mali nekk le cœur de la défense malienne bañ nañ ko sax ba ki nga xam ne tey moo nekk ci nguur ga muy Assimi Goïta foofa la dëkk bu ko defee su lu mel noonu amee kon dafay neenal
yi nga xam dañ ko doon dégg naan armée malienne mi ngi jël en puissance. moom dafa jàpp sax ni kii nga xam ne moom moo di président de la transition bi de mu di Assimi Goïta tôt ou tard lii nga xam ne moom la Mali bëgg dana ko def réalité bi dina ñëw ci kanamam te Maliens dinañu choisir. yaakaar naa ni du Assimi Goïta kese mais juróomi militaire yi nga xam ne tey ñoo ŋànk nguur ga ñoo commencé tamit di nekk devant la réalité. mooy lan dund gaa ngi gën a cher. bien que dinañ sanction yi réalité bi mooy lan sécurité bi assuré wuñ ko bu fekkee tey kat lañ mën a laal kon waxatuma la yeneen région yi réalité yooyu nag dafay dem ba rattraper nguur gu mu mën a doon ci wàllu légitimité am. moom Bakary Samb di ñu xamal ni sax moom situation Mali bi li ko ci gën a soxal sax moom moo di stabilité bi nga xam ni sous région bi dafa fas yéene yàqu su fekkee ni lii nu nekkee nii mu ngay wéy. tey kenn ñaanu ko yàlla ci dëkk boobu nga xam ni mooy c'est un pays frère muy Mali bis bu amoon problème du ñu daw jëm Niger parce que état islamique au Grand Sahara ma nga fa du ñu daw jëm Burkina Faso ak la fa nekk du ñu daw jëm Algérie ñaar réew yi nga xam ni tey ñooy jëmukaay yi te li nga xam ne mooy histoire bi ñu bokk culture bi ñu bokk langue yi ñu bokk mooy Sénégal ak Côte d'Ivoire donc te yaakaar naa ne sécurité Mali dafa laaj responsabilité collective. fi nu toll nii nag li nga xam ne moom moo di bilan provisoire attaque boobee nag moom moo di benn nit ñàkk na ci bakkanam ci côté forces armées maliennes ak juróom benn nit tamit jot ci am ay gaañu gaañu kenn ki ab civil la ci côté nag ñi nga xam ne ñoom ñooy assaillants yi lee juróom-ñaar jot nañ leen a jàpp ak tamit juróom-ñett ñu interpellé leen matériel yu bëri ñu mujj ko récupérer ci seen loxo. Fatou Bintou Konté tàggat yaram football 2 fois ballon d'or africain moom Mané ñaancoo ñu daal di koy njukkale bu baax a baax fa nga xam ne moom moo di ca diwaan bu Maroc ca xew-xew bu mag wi nga xam ne moom moo fa amoon CAF Awards atum 2022 Sénégal itam nekk meilleure équipe ci li nga xam ne moom moo di tund wi Alioune Cissé meilleur entraîneur keneen koo xamante ni itam fësal na ràññanteefam bu baax a baax moom Pape Matar Sarr lauréat bu prix bu meilleur jeune joueur de l'année Farba Maroon dikkaat na ci boobu lay xew-xew doomu Sénégal yi nga xam ne. maanaam Sénégal mais ci région Sénégal région Sédhiou mais ci commune Bambali mais particulièrement ci population maanaam waa Bambali donc loolu moom daal du bett maanaam kenn loolu xam nañ ko dinañ ko am te loolu yàlla moom daal lu mu tracé ci nit moom daal àla kulli ali moom daal il faut nga am. Sadio bi tàmbali woon liggéey bi ci Liverpool Sadio bi ko tàmbali woon Liverpool je pense que lii beneen challenge la ci moom beneen défi lay tamit lay jéem a relever parce que maa ngi lay wax ni c'est un homme de défi dafa bëgg fighting sur le terrain hors terrain donc le fait que mu dem Bayern dina ko permettre mu def benn mise à niveau à son niveau parce que gëm na ni moom am na lépp lu mu war a am Liverpool faaw mu génn dem ci beneen club te club bi nga xam ne tey ñoom ñoo ko tàllal loxo mooy Bayern je pense que gis nañ ko ci premier match rek mu dugal but te sur penalty et pourtant amoon na ay jamono Sadio boo ko ne woon penalty ñëpp a koy woon ne ko saa bàyyil suñu bal te nga def leneen. Moi mooy premier coach Sadio Mané depuis Sadio mu nekkoon enfant ici donc mu nekkoon fii jouer navétane avec l'équipe de Bambali jusqu'à avoir eu la chance de sortir bu may dem ba génération foot gauche la boo xam ne boo ko gisee jouer rek donc da ngay xam booy bi dafa am talent moo doon ak ki nga xam ne moom moo di Sara Cissé ci xibaar yi ci kàllaamay français lu mooy loolee itam woy leen di des ak programme TFM jaa ngeen jëf mbokk yi ñu fanaan jàmm